pour ñëwaat ci mbir yi rek di concerné ki ñuy wax monsieur Karim Wade mbir yi moom dafa sax dañu te juge bi ba mu koy saytu di ko xool décision ba mu jël moo di teg nañ ko daanu juróom-benni atu kaso ak alamaanu téeméer ak fanweer lu ëpp téeméer ak fanweer ci milliard CFA mbir muy dox mu tëdd yeewu jamono ñëw li constitution bi may président de la république ñu def ko mooy mu ñaan ñu jéggal ko tëdd ba muy tëdd ci kaso ñu jéggal ko waaye loolu li muy tekki mooy jëf ja nga xam ni moom lañ ko tuumaal te mënu ko dindi dafay nekk mandarga ci bulletin numéro 3 wu casier judiciaire décision boobu nag li ñu ci war a jàpp mooy pexe yëpp jeex na ci ñoom ndaxte lépp li nga xam ni nekkoon na voie de recours utiliser nañ waaye damay laaj rek ñun ñëpp ñu wax boo gisee nit mu yor lu ëpp ñaar fukki compte ci dëkk boo xam ne moom la ñuy woowee principauté maanaam dëkk boo xam ni dafa am statut à part boo amee lu ëpp ñaar fukki compte est-ce que nekkoo ci loolu jaxase ba toppaat nekk lu jafe est-ce que nekkoo ci réeral mbir yi comme ni doon def loolu bi Congo daan wax bu njëkk ba jaxasaa naa ko mélangé naa ko dootuma ko laal pour nga bañ a génne carte bi gagné donc loolu xel mën na ko seet mais li am daal mooy la ñu njortoon 2012 ba jaar fi ñu jaar ba attekat bi atte loolu am na firnde yu leer du caagee di nag bërki démb am na tribunal bu nekk Monaco bu bañ Sénégal jot ci xaalis kooku il faut que ñu dégg ko du ne dañu remettre en question weddiwuñu lu Sénégalais yi décidé de parce que justice su Sénégal dafa souverain la mu décidé mooy daw ba tey dafa fekk rek ni ci wàllu woowu topp alal jublewul bu génn ba dem jotaat ci dafa xaw a jafe te firnde yi mën nañ ko jàpp ci ñaar wala ñett benn bi mooy am na réew mel ni Libye ñu ngi ciy dox mënaguñ ci jot am na réew yu mel ni Nigéria tàmbali nañ ko laata Sénégal di ko tàmbali mais mënuñu jot xaalis donc dafa fekk rek ni ci wàllu woowu ñaari difficulté ngay am benn bi délit bi tax nga tëj waa ji wala nga daan ko xëy na amul ci seen législation ñaareel bi bi ñu gën a njort aussi moo di am na réew yoo xam ne bu alal xasee ba dugg seen dëkk dootuñu bëgg mu génn parce que dañ ko bëgg jëriñoo mais loolu du tere ni Sénégal na mu taxawoon continuer di taxawaat lépp lu mu war a def fépp mu war a jaar dina ko continuer di ko def ba jot ci xaalis bi parce que alal jooju bu ñëwee dina am lu muy def ci wàllu paj mi ci wàllu xale yi ci wàllu jigéen ñi ci wàllu mbay mi ci wàllu faj mi am na lu bari li ci mën a tabax askan wi jëriñoo ko donc loolu moom moo tax dinañ ko topp moo tax ñu war a xam ni rek la amoon ca Koweït ci wàllu bindu beeg yooyu loolu ay simb la parce que ku jàng école boo defee école primaire ba def classe su 3e cours instruction civique dina la jàngal leen naka ngay def ba sa ay droit civique nga sàmm leen ak lan nga mën a def ba say droit civique nga ñàkk ko ku jàng instruction civique fii ci école du Sénégal yi nga xam ne dañ ko fiy jàngale war nga koo mën a xam ma bëgg fàttali rek leen nit ci wàllu nekk ci fichier électoral du yëfu président de la république du yëfu Massamba du yëfu bu dem yëfu loi bi la loi bi moo jël juróom-ñaari catégorie sénégalais fekkente ni loolu nga tolloo ci wàllu daan buñ la teg moo xam àpp bi ci wàllu daan buñ la teg moo xam jëf ja tax ñu teg la ci wàllu nga yoroon ay mbir ñu déclaré la fay moo xam nga nekk ku ñu condamné par contumace c'est-à-dire ku ñu condamné te nekku fi moo xam koo xam ni majeur nga waaye amuloo qualité bi ñuy wax capacité juridique loolu ba na koy bind président Macky Sall faluwul président Abdoulaye Wade faluwul keneen nit faluwul li ma ci bëgg a wax rek mooy loi dafa nekk loo xam ni ñëpp lay daal te ci wàllu wii
juróomi junne ak lu topp ci ay sénégalais ñoo bokk ak Karim Wade àtte juróomi junne lu topp ci ay sénégalais code bi mayu leen ñu bokk ci ñiy dugg ci élection yi donc ñu déggee ko noonu jàppe ko noonu alors ngallaawaay bu ñu dugal président de la république ci ay affaire validité inscription demande la ñu xool ko saytu ko nangu ko wala duñu ko nangu nañu koy nangoo mooy bu lépp matee nañu koy baax dàqee mooy bu amee luñ la tere wala bu amee lu matul donc loolu mooy waxtaan bi du leneen beneen point bi mooy coow li bare na ci mbiru décision CEDEAO bi fi génn ma bëgg a fàttali rek ni décision baa ngi nii décision bi juróom fukki page la ak lu topp waaye waxtaan bi yëpp ci fan yi passé ci page yu jeexital bi ci ñaari phrase la ñu nekk di ci waxtaan nëpp benn bi nag waaye suq bi ak yokk bi yëpp mi ngi ci biir juróom fukki page yooyu bu ko jàngat di nga ci am sant yàlla décision bi disponible parce que man it maa ngi ko jot ci seen site laa di dugg ba jot ko donc la nga xam ne moo ci am solo moo di benn juge CEDEAO bi dafa ni yéen de seet si ngeen pour ñu am décision boo xam ne jógee na ci man pour ñu bàyyi ñii ngeen fi indi muy maire Dakar ak ñeneen juróomi nit yoo xam ne ñoom la justice du Sénégal teg daan ci première instance ñaareel bi ngeen xam ne dangeen ko fi indi it moo di ñu dakkal topp gi leen di topp fa ñu teg seen tànk mooy procès bi jaarul yoon mooy yu bare juge bi daal di leen tontu bu leer xam naa tey mën nañ dugg ci wax bi parce que li ñu doon wax yëpp bokkul ak li nga xam ne moo fi nekk parce que kenn mënul nangu ci dispositif bi maanaam li nga xam ne mooy acte bi décision bi ñu ne ñii de ñëwoon nañ ni 50 milliards la ñu bëgg ñu teg ñu dàmpe leen juge bi ne am na loo xam ne ci diggante diir maanaam bi ñu falee diw ak ba ñuy lever immunité parlementaire mbir yi na mu jaare war loolu jaare noonu donc loolu war nañu dàmp leen ñu dàmp ñu jël fanweer ak juróom ci milliards ci millions 35 millions ne joxuñu ko maire de Dakar kese ñoom ñoo ko bokk wala liiree bu baax joxuñu ko compte ñoom lañ ko boole ñëpp loolu mooy ndàmpaay bi maanaam ku ñu tooñ jox la loo xam ni effacé na tooñ nan lañ ko war a jàppee ci yeneen yëpp am na yoo xam ni juge bi topp leen ci daf ko gàntal mais ñoom lañ doon wut war nañu mën a jàpp ne mooy ñaar lépp solo nañ leen dakkal topp bi nañ leen yeewi bàyyi juge bi leen déet justice du Sénégal moo am compétence pour décider donc dañu koy bàyyi mu continuer doxal procédure bi te ubbi na parce que ñu ngi toll ci appel loolu li muy tekki moo di juge CEDEAO xam na bu baax fan la war a yem ak lan mooy àqam ak yelleefam fa mu war a yem mooy saytu ay mbirum droit de l'homme te boo leen ko xoolee ci requête bi ci wàllu droit de l'homme dañu teg seen tànk ay convention la ay droit de l'homme yu bare waaye juge bi la mu wax mooy man wóolu naa justice sénégalaise pour mu continuer parce que ni mu doxalee loi bi aw ma dara lu ma ciy wax te xam naa ni aw ma compétence pour juger une affaire pénale au Sénégal ndax du ma juridiction pénale du ma cour d'appel pour décision bu Sénégal rend te du ma cour cassation droit de l'homme rek laa mën a saytu seen jurisprudence wane na ko bind nañ ko ci tubaab ñu mun ko mëngale ak yeneen décision yoo xam ni cour de justice boobu mos na ko jël am na fi benn doomu Niger boo xam ne téewoon nañ ko mais juge bi dafa ordonné
na neen bàyyi leen ko amoon na fi première dame ci benn réew bu Côte d'Ivoire téye ko justice bi dafa ordonné ñu bàyyi ko yeneen yu bari mën nañ leen jukki foog naa ni ñaar yooyu rek doy na ci firnde ci li nga xam ne mooy décision bi nga xam ne moo fi nekk ñu nekk fi ci ay fan te wax la mu waxul. Je pense que yépp Sénégalais yi mënta weesu ñu bind 50 pages nga ni li ñu war a appliquer mooy lañ ci bindul 50 pages lañ ci bind ñu topp nit ñi naan appliquer leen lañ ci bindul kooku ban justice la le droit est écrit dañ koy bind lu ñu bindul mënuñ ko topp ci tënk li nga xam ni moom la ñu teg daan état du Sénégal yomb na ci moom mu wàccoog moom ci dégg li ñuy sant suñu borom nag mooy tey ji gannaaw ba ñëpp jotee ci rapport bi intégralement wax naa ni waxtaan wi war na mën a gën a taaj te bu fekkente ni rek fonk nañ suñu réew ak fonk suñu justice waxtaan wi dañ koy bàyyi ak ñi nga xam ne ñoom lañ jox àq ak yelleef ñuy àtte au nom des juges au nom des Sénégalais muy justice bi ubbi na instance d'appel ña nga ca appel nag dafa nekk juridiction boo xam ni tey mën nañ ko xoolaat te la ñëpp di xaar parce que loolu mooy dayoo Sénégal te loolu mooy justice di def comme juridiction d'appel la daan ba ñu teg maire de Dakar ak ñooy ay ñoñam moom particulièrement mu toll ci juróomi at ak alaman cour d'appel bi la muy seet mooy fay lay xoolaat xoolit ndax décision boobu daf koy gën a dëggal wala ndax day wax leneen loolu mooy justice ndaxte bu ñu demee ba cassation dootul xool fee cassation day xool droit bi ndax dañu ko doxalee noonu waxtaan bi yëpp loolu kott la liñ ci boole yëpp bokku ci ma jàpp ni war nañu sant bu baax gannaaw coow li yëpp juge CEDEAO li mu wax dafa leer justice Sénégal am na dayoo am na maqaama am na dignité am na qualité pour continuer àtte bi man fii laa mën a yem li mooy sama cër aw ma dayoo pour dugg dans les affaires pénales nationales loolu la wax ma jàpp ni rek pour tënk ne souvent dañu tàmm naan kii de waxu ku daan saret la yow waaye foog naa ni sama gars yi li ñuy wax waxu ku saret daan sa kaw donc loolu mooy waxtaan wi bëggoon ko tënk ci wolof gërëm leen sant leen et di leen wax ni ñu ngi seen disposition